dellu si waat rek ci mbirum askan wi. Notre société se porte très mal. ok dañuy jël xam naa ni ñu bokkandoo ko ñun ñëpp benn bi information la benn bi ñu jàngat ko muy affaire kilifa. Actualité la boo xam ni kenn ku nekk nan lañ ko war a jàngatee information bi moom mooy dafa am soxna suñu wax na soxna Nogay da daan jaay feeraay jigéen la woon boo xam ne Nogay Njaay da daan jaay feeraay doon jigéen bu mënoon góor bu xëyee suba teel da daan dem wëri feeraay bu paree dem jaay ji ko am ci loo xam ne da ci daan suturaale mu doonoon tamit koo xam ne nit ñi ràññee nañ ko sa forceek gaa yu bari ràññee woon nañ ko ci ñàmbaarante ba nga xam ni sax daan nañ ko boole ci lu ne mais dafa am ay bés yi weesu ñu jekk ba si yàgg moom Nogay Njaay gisuñu ko jamono jooju yëpp famille bi ñoo ngi ko doon wër fépp ci àdduna wax dëgg yàlla photom yi ci Facebook bi gars yi di ko estaté ndax ñàmbaaram boo xam ni te jigéen buy jaay feeraay yi yombul parce que la ngay njëkk a xalaat mooy tilim gi la ngay njëkk a xalaat mooy maanaa gi la ngay njëkk a xalaat mooy dugg ci chantier yi dugg ci kër yi en tant que jigéen te bu jaayee yooyu ba pare boo ko gisee ba mu sañsee en tant que jigéen da ngay xam ni ku yàlla mayoon taar la mais dañoo gis ko ci ci démb lu yàggul dara ñu gis ni dañ koo rey def ko ci saaku ci arena tour bi lañ ko sànni ba nga xam ni police gis na ko ba jël néew bi yóbbu ko ubbi ci nag enquête bu yaatu te incha allahu ci xarañte waa police du ñoo ngi xaar résultat yoo xam ni ak enquête boo xam ni ñaawteef yooyu ñi def loolu Nogay Njaay dinañu feeñ parce que Nogay bi nga xamee ni réer na Sénégal yëpp dañoo amoon xolu yërmande ndax ñàmbaarte bi mu jàmbaare woon mais doonoon tamit ku bëggoon kaf ci information yi ñu am ku bëggoon reetaan ku bëggoon jàmm mais dee yooyu damay wax ni fu mu amee ki la rey dalaa xam dee yooyu mooy jigéen souvent boo ko reyee ba pare rendi ko wala nga dogatee ko trace ngay daw mooy que xam nga ni boo ko bàyyee mu dem dina wax ni diwuma violé dina diwuma sàcc diwuma def nangam diw moomu nag nga xam ne day bañ ëllëg ki ko def yoole ko ak lam ko def kenn xamul moom mooy day bañ ko yoole moo tax ñuy rey souvent jigéen boo xoolee ñi ñu violé ñëpp rey leen après souvent bu enquête bi feeñee rek mooy ki ko rey rek dañ koy xam li xew Tambacounda li xew mën naa ci cité yu bari yoo xam ne souvent que jigéen ñi leen di rey ba rey ñi leen di rey ba sànni leen wala rey leen bàyyi leen fenn bu enquête bi feeñee rek koo xam ni di leen ku ñuy xam lay doon damay wax ni souvent ki la violé rey la wallahi mbetteel ngay am ndax di nga wax ni ko xanaa MD du yow yaa may def lii mooy di nga tudd turam di nga ko xam moom nag après bu defee la mu sentir ba pare ndax da koo agressé enquête bi waxuñu da koo violé enquête bi waxuñu lu tax ñu rey ko enquête bi waxugu ko waaye li ma gëm moom mooy xam ki ko rey xam na ko kon moom maanaam dañu ko rey pour revenir sur le fait divers ba pare daggati ko dañoo wax sax dañ koo rendi waaw jàmm dañ koo wax ci information yi dañ koo rendi Sénégal bi la def ko ci saaku sànni ko ci arena bi nga xam ni kon lu yéeme la loo xam ni bi police ñëwee jël na corps bi enquête bi moo ngi Sénégal yëpp nag di ko jooy boo duggoon tey ci réseaux sociaux yi Sénégal yëpp te ay atam matagul 40 ans ay atam matagul 40 ans bi may dugg damaa fàtte joxe photom mais boo leen gisoon photom mu doon ci enquête bi yi ñu am yi ñuy wax ci ay seede yëpp moom mooy ku baax la ku bëggoon nit la ku daan kaf image yi ñu jot a am tamit foo ko fekk day ree day kaf ak ñëpp macha allah image yi ñu am nga xam ne moo ngi liggéey ci wàllu feeraay da ngay xam ni jàmbaar la image yi ñu am nga xam ne après liggéey bi muy liggéey ci wàllu feeraay mu solu da ngay xam ni jigéen la macha allah ñu di ko jooy tey ñaan yàlla yërëm ko te am nañ ci yaakaar sax ndax façon bi nga xamee ni dee na kon lan moo des mooy wax ñi nga xam ni mooy ay mbokkam ñoo ngi leen koy jaalee te di la leen ko massawu ñoom ñëpp allahu akbar Asma réew mi tueur yaa ngi fi psychopathe yaa ngi fi violeur yaa ngi fi réew mi toj na kenn xamul kan mooy def lii parce que yow tu te dis que ne est-ce que nit normal mën nga tiim nit di ko def yenn yi lan moo tax mu def ko kenn xamul ba xam bopp bi mu ngay woon ak moom parce que est-ce que kooku sax nit la
ba ngay jàpp ni di ko def yenn yi mais aussi est-ce que tamit tonton Ndiaga est-ce que soxlawul woon dara ci moom. parce que yenn yi tamit doo comprendre ku jàpp ni di ko daggate. mais nag man j'en viens après l'acte xëy na tey bu ñu lam-laamee sax ñu jël hypothèse du viol bu fekkoon koo xamante ni da ko xemmee moon mu labat ko ndaw si xëy na bañ ndax am ci lu mu jàpp daf ñuy daal ñun jigéen yi yëpp et je pense que toutes les femmes se sentent un peu concernées par ce qui se passe là nga bañ mu kar la am lu mu bëgg séq ak yow forcé àndatul ak sago mu daal di yegg par exemple sa kaw nga tudd turam mu xam na ni yow mi xam nga ko te ni nga ko tuddee noonu nga loolu yëpp c'est des faits c'est passé mais non lu nga rendi nit ki ba pare di ko daggatee à ce moment tu es conscient c'est-à-dire après t'être soulagé après sa bëgg-bëgg ñëw tiit nga naan mais professeur tu restes conscient et comment nit doomu aadama ak ni doomu aadama fooree ngay tiim doomu aadama di ko dogatee jël dugal ci mbuus dawal oto wala moto yaa xam waruwaay bi nga jël ba yegg sànni ko foofu noonu nga xamante ni sànni nga ko ngir bañ ñu xamal la ëllëg aywa ani yàlla nit ñi ragaluñu yàlla de. xam nga yaa ngi wax ndax nit la bu ñu fàttali li xew Pikine exam moom moo ko ñaata jam-jam la ko jam plus de 10 jam-jam la ko jam ci Pikine gi bi enquête bi feeñee dañu ni exam la Fatou Bintou Ndiaye. waaw mooy la politicienne. voilà. ki ko rey ku ko xam la. chauffeur am ak enquête bi dañu ni ci biir këram préparé rey bi. ki nekk ca Tamba. chauffeur Tamba koo xam ni mën nañu wax ni Binta Camara mën nañu wax ni ki ko rey moom ak moom ñoo dëkkoon. c'est-à-dire mën naa laa wax téeméer ñoo xam ne ñu dee ay jigéen yu dee ñoo xam ne kenn ku nekk ak ki la rey da nga leen xamante man damaa dàq affaire ndax ànd nga ak xelam. waaw man dama koo dàq c'est-à-dire que. ànd na ak xelam moom. ku ko def ànd nga ak sa xel. parce que fii ak ñoo ngi naan ndax àndul ak xelam mbokk yi di ko wutal kayitu dof. waaw fii ak ñoo ngi layalee ni ki ko rey ndax ànd na ak xelam mbokk yi li ñuy njëkk a def mooy wutal la kayitu dof. bi ñu koy def dañoo ànd ak seen xel maanaam dañuy def benn affaire boo xam ne dañuy fàtte seen bëgg-bëgg la ñuy xool seen soxla la ñuy xool. bakkan dundal bakkan Fatou Bintou suñu yaay ji ki ko rey soxlaam. xaalis. mën naa bu ko ñaanoon mu may ko bu ko lebaloon mu lebal ko. Bintu Camara la. ki ko rey lan plaisir la ci soxla. boo xam ni da ngay caxatee ndaw si ñaareel ba mooy na nga koy amee du la neex. après yow boo defee la ngay def ba sa plaisir wàcc ci nga naan yegg ba si yàgg daan ni def naa erreur. li si des moom mooy kaso ba lan mooy papaam bu xamee ni man la li si des mooy nga rey ko. kon ba tey kon kooku ngi ànd ak xelam bu baax a baax tey bu fekkee ne dafa ànd ak xelam def loolu la ñuy wax psychopathe c'est-à-dire bu mën nañ la sax wax ne tueur en série nga professeur parce que légitime défense mën na am nit rey nit ci légitime défense ngay kii ak nit ki jigéen say jël benn arme rey ko te tayoo ko mais koo xamante da nga jël sa temps daggate ko yaa ngi ànd ak sa xel yaa ngi daw police yaa ngi daw preuve bu ñu fi utal kenn kayitu juddu am na ku ko fi doon wax nag naan ku rey ñu rey la xëy na dana alerte nit ñi ñu doon lam-laame naan non être humain fi ñu toll ci droit de l'homme ak li ni mel mais je pense qu'à un moment donné Ouest Foire daaw borom sareet bi jël sareet yi moom lañ njëkk ba ci yàgg gis yaxi nit ci sareet bi moom ba tey xamul fan lañ ko yebalee mbalit moom mais ki ko rey ñaata at la ñaata fan la téye ba xale ba ki mu rey nëpp ba doon ay yax mu def ko mbalit jox ko borom sareet bi nit boo reyee ba li ngay jëkk mooy fan laa koy sànni nan laay def maanaam nan laay def ba bu ma feeñ nan laay def nag bu ma feeñ day def lu ne am na ñoo xam ni tey ñi ñu rey ci seen ñoo ngi leen suul ci seen biir néegi seen biir kër yi ñoo ngi leen suul fu nekk ak bañ a cité ci yu bari ba muy doon xalaat boo xam ne après da nga koy jox conseil la booy jox reykatu nit yi mu doon lu doy waar loo xam ni Nogay Ndiaye daal ñoo ngi koy jooy professeur. absolument voilà vraiment métti na torop Fall Ndiaga yenn yi boo koy dégg da nga naan sax est-ce que Sénégal lañ nekk ba tey parce que xëy na yenn yi dañ ko doon dégg rek rey dañ ko doon dégg ci yeneen dëkk yi mais ni mu ñëwee nii Sénégal doy na waar te doo xam sax lan nga ci mën a wax ak nan lañ koy analyser lii am na mag bu baax bu
bu doon wax xëy na du ma ci jaaraat textuellement bu tubéy dee lekk li mu woddu kon fan la nit ñi jëm tey ji da nga doon gis xale bu jigéen boo xam day guddee fenn ñëw ba war a dugg gis benn xale bu góor ne ko kaay gunge ma dama ragal mais bu demee ba xëy na tey jii ñi la war a aar ñoom ñoo lay violenté doo xam parce que rey yi bëri na te ni nga ko waxee rek à chaque fois ñii di violer di rey dafay fekk ni kooku nekk nañ koo xamante ne ñoo waroon taxaw protéger ko ci yenn instant dafa gën a metti nag bu fekkente ni góor moo tiim jigéen amul seetul leneen ci moom lu dul rendi ko ba pare di ko daggatee c'est grave li Asma wax yërmande bëri na peine de mort xëy na kiwuñu ko Sénégal ñaar lañ fi mës a exécuté ba abolir ko carrément xëy na sax dañ ciy féliciter Sénégal ñi représenter les droits humains et tout ça mais Asma bu demee ba nit sciemment rey nit ñu xam ni carrément moo ko rey ko de manière atroce te ñu jàpp ko la main dans le sac je pense que war nañu xool nuñ jëflante ak moom def niñ koy waxee xaw ma naan par l'exemple bu ko defee keneen du am ci parce que gis nañ ni Gambie Yaya Jammeh ba mu fa nekkee xaw a strict nit ñi dañu jaaroon ci yoon am na ñoo xamante ne nga won leen rek ñu dut ci baaraam ci lañ koy mën a bàyyi beneen problème njaga